nuyu naa leen mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time4 Africa da leen jàmm ci xibaar yi liñ ci nar a waxtaane bokk na ci cancer de l'enfant Sénégal nag at bu jot dina wëññi lu toll juróom-ñetti téeméer jàpp junne ak ñeent fukki cas bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy docteur Babacar Gueye moom moo nekk directeur bu lutte contre les maladies non transmissibles moom moo ci ay kàddum sax mi nga xam ne feebar bu fekkee dal na xale buñ ci teelee jóg rek dina mucc ci bile feebar. ñu wax ci politique Bamba Fall nekk maire bu Médina moom naka daal na fekk ci président Macky Sall ca coalition naka noone sax daal nañ ko tabbu mu nekk ministre conseil foofu ca présidence de la république. décret bi nag ñu ngi ko daal di xamal ni ki démb ci benn vidéo bu duré benn minute nag moom Bamba Fall sax mi nga xam ne yàggoon na pare rek ngir waxtaan liggéey ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall. produit yu bari ñu ngi koy jaay ci magasin yi ak boutique yi donte sax dafa périmé mais ñenn ci askan yi dañu daal di law rek di ko jaay loolee mën a jural askan wi jafe-jafe ci seen wér-gu-yaram. tax na nag askan wi ñu jànkonteel ci reportage bi daal di jokkoñ baaraamu tuumal ñi nga xam ne rek ñooy service d'hygiène ñi nga xamante ne seen liggéey mooy daal di contrôler produits alimentaires yi nga xam ne moom la askan wi di consommer. xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram ñoom daal ci tey la jotaay xibaar léegi-léegi yaatal. jërë ngeen jëf di leen dal bu baax a baax ci télévision Time4 Africa. Sénégal nag at bu jot dina wëññi lu toll ak juróom-ñetti téeméer jàpp junne ak ñeent fukki cas ci lu soxal cancer de l'enfant mooy cancer boobu nga xamante ne dafa sonal ndaw yi bu ñu sukkandikoo ci docteur Babacar Gueye moom moo nekk directeur de lutte contre les maladies non transmissibles. moom nag mi ngi xam ne rek nag ci xaymaam feebar bi ku ko am rek bu ñu teelee jóg ci moom dina mucc. mi ngi xam ne sax ne ñi di pouvoir public sanitaire ñu ngi daal di tàbb ay médecins yoo xamante ne rek dañ leen di transféré ci hôpitaux yi ngir ñu mun a jàppale ñi nga xam ne ñooy faj feebar bii di cancer du sein. cancer de l'enfant di mooy c'est duñ fàtte tamit jëwriñ bu ñu denk wàllum wér-gu-yaram ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr dina lëkkaloo ak ñi di organisation mondiale de la santé ngir ñu amal nag pàcc boo xamante ne dañ koy jagleel jëlee fi cancer bi daal di wàññi taux bi nga xam ne egg na ci 60% à laata atum 2023. ñu wax ci politique jëmale ci Bamba Fall mu nekk maire bu Médina nag daal na fekk ci président Macky Sall naka noonu sax daal na ko tabb mu nekk ministre conseiller foofu ca présidence. moom Bamba Fall moo ko xamle ni ki démb ci benn vidéo boo xamante ne moom moo ko amal naka noonu sax moom Bamba Fall mi ngi wax askan yi ne yàggoon na pare rek ngir liggéey ak président Macky Sall. ñu déglu Bamba Fall. man nag président daf ma bette benn sac ndax wóolu na ma barki démb ñu waxtaan ci réew mi. tey tamit mu wóolu ma ni ma def naa la ministre conseiller auprès du président ma koy sant di ko gërëm man nag Médina ci xol laa bokk yaakaar naa ne moom lim ñu soxlaa mooy ñu ànd liggéey réew mi ndax loolu laa woote woon. parce que lim ma wax tamit neex na nee na ma yow da nga ni tànn nga loxo waa Médina yi tendance bu waay bokk man tey ma bëggee ko noonu ci réew mi moo tax nga doy ci exemple kon bokk. ginnaaw nag kàddu yi nga xamante ne ak jébalu bi nga xam ne Bamba Fall def na ko ca président Macky Sall askan wi nag yéey nañ ci yàbbi ñenn ñi jàpp ne nag du mbetteel waaye tamit du trahison ndaxte xalaatoon nañ ko ci Bamba Fall reportage bi nga xamante ne Barthélémy Koli moo ko def. Bon, il n'y a pas d'analyse à faire, on est dans le champ politique. amuñu analyse bu ñu war a def ci champ politique bi fu nga xam ne foofu intérêt kese la. Bamba Fall dem na si nguur ni peut-être dafa jàpp ne foofu moo gënal man pour man du trahison dañoo war a évoluer. Bon, Bamba Fall xam naa liggéeykat la bon. S'il a décidé de Bamba Fall liggéeykat la comme moom moo décidé liggéey ak président Macky Sall lu war mooy na def liggéeyam bu baax Sénégal la ñu xaar mu jëm kanam loolu nag bu doyee baax na wante nag bu doyul dina génn si nguur gi. Mais si ça ne marche pas, je crois qu'il pourra se démarquer. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est dans le champ politique, tout est possible. dañoo nekk dëkk bu spécial li valable tey mën na bañ valable suba waruñu négativer loolu xëy na mën na servir aux côtés du président de la République Macky Sall si nguur gi. C'est le champ politique, c'est comme ça qu'il faut le prendre, il ne faut pas négativiser. Peut-être qu'il peut mieux servir aux côtés du chef de l'État, on ne sait jamais.
jërëjëf Barthélemy Coly dañuy wutali ca Kaolack niki ci suba nag ASP ya fa nekkee ñoom nag dañoo daal di amal manifestation waaye nag mbir ma mujjut entre ndax ñi di waa police dañ leen ko tere ndaxte autorisation amuñu ko woon naka noonu ñu bëri si ñoom nag tegoon nañ leen loxo waaye nag mujjoon nañ leen a bàyyi ñu fàttali nag ñi doon manifester tey bari woon na bokk na ci ASP yu nekkee ca Malem Hodar Kaffrine Matam Koupentoum Fatick naka noonu tamit ca Matam wala sax ca Kolda ñoom ñëpp dañoo jógoo di manifester lu ñu bëgg rek mooy ñu gën leen a ñongal ci seen wàllum liggéey waaye tamit ñu dugal leen ci li nga xam ne rek mooy fonction publique. dañu desandi rek ca Kaolack wax ci ñi nga xam ne moom la caabi féetee ginnaaw ca maison d'arrêt de correction bu Kaolack ñoom nag dañoo tàmbali ab xiifal niki démb ak tey bu ñu sukkandikoo ci communiqué duppee ci ñi di waa FRAPP France Dégage ñoom nag lu ñu ñaawlu mooy seen nekk ñi nga xam ne moom lañ nekkee ci kaso ba dafa ñaawlu loolu rawatina ñett si ñoom nag jotoon nañ leen yóbbu ca isolement ñett ya sa des nag dañoo mujj a ñàkk seen bakkan ndaxte laata ñu leen di indi ci kaso ba dóor yu métti yi nga xamante dóoru nañ ni loolee tax sax mënuñ woon dund ñi di waa FRAPP France Dégage nag di alerte nguur gi di leen wax nag ñu gën a rafetaatal nekkin yi nga xamante ne ñoom la détenu yu nekkee ci kaso ba naka noonu sax ñi ngi ñaawlu ñenn ci agent pénitentiaire ñu ñun métitale ñi nga xam ne rek ñooy détenu yooyee ndaxte jamono ji war na leen toppatoo budul Kaolack waaye nag 36 pénitences yi nga xamante ne ñu ngi fii ci Sénégal war nañ xoolaat seen nekkin foofee ci kaso bi. ñu dellu siwaat fii ci Ndakaaru wax nag ci wàllum feebaru bët nag nekk loo xamante ne jamono ji dañ ko ràññee lool rawatina sax si ndaw yi laaj bi samp nag ñu bëri ci askan wi di laaj loolee lan moo ko waral ñu déglu reportage bi nga xamante ne Oumou Kalsoum Diallo def na ko. jafe-jafeem gët nekk loolu lu sonal askan wi li ko sooxee mën na nekk li ñuy consommer professeur Mamadou Sy Baldé di ñu wax jàngatam. Bon, pour la cécité, on en parle beaucoup. On en parle vraiment beaucoup, mais bon, les pensées de la rue, il y a les connaissances scientifiques. Bon, pour nous, par rapport à nos élèves, par rapport à nos connaissances scientifiques, nous pensons sérieusement que c'est des cas d'hyperglycémie. C'est-à-dire que lorsque le taux de glucose est élevé dans le sang, si ça persiste à longue durée, c'est vraiment ça qui est à l'origine de la cécité. Les écrans, oui, ça participe, mais à un niveau quand même très faible, très faible. Maintenant, nous sommes surtout victimes de nos consommations. Mamadou Sarr mi di électricien jàpp ni jëfandikoo écran bu bëri mën na waral jafe-jafeem gët. problème kii bët man defe naa xam naa si lekk yi la wala mu mën na doon tamit si écran yi tamit ñu wàññi yenn kii écran yi nii xam na tamit am naa sam benn xarit boo xam dafa am problème kii daa am yëpp quoi moom. ñu wàññi écran yi nii tamit lu yàgg ni suñu bët wala tamit di moytu tamit yenn lekk yi xam nga léegi moom mooy loolu lekk yi moom mooy baaxatul. nit ñi léegi dañuy gaaw a utiliser ay télévision akum écran ci waxu Mohamed Zuber di lycéen mu teg si ni pollution marine tamit bokk na ci li indi problème gët. Ces dernières années, avec la modernisation et la technologie, nous remarquons souvent des jeunes avec des écrans très tôt dans leur vie, ce qui peut provoquer des problèmes plus tard pendant le vieillissement. Mais nous pouvons aussi remarquer des problèmes qui sont arrivés à cause de la nourriture que nous consommons, comme par exemple le poisson et la pollution marine. gët nekk lu am solo daanaka mën nañ ñoo jàpp ni mooy nit moo tax ñu war a xoolaat bu baax li ñuy consommer ak i moytu jëfandikoo écran bu bari wala loo xam ni mën na indi gàllankoor ci bët. jërëjëf Oumou Kalsoum bët dafa bokk ci doomu aadama te boo ko ñàkkee dina la jural jafe-jafe yu bari loolee tax nag nañ ko gën a saytu di seet niñ koy toppatoowee ñu wax ci leneen soxal yenn produits yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay ci magasin yi ak ci boutique yi yu bari sax dañuy périmé waaye nag ñenn ci askan yi dañuy law rek di ko jaay ñenn te loolee mun na jural askan wi ay jafe-jafe ci wér gu yaram askan wi nag daal nañ ci yee yàbbi di joxoñ baaraamu tuumal ñi nga xam ne rek ñooy service d'hygiène ñi nga xamante ne seen liggéey mooy contrôler stocku aliments yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci boutique yi ñu déglu reportage yu Ousmane Niang. yenn produit yi nga xam ne léeg-léeg commerçant yi dana koy jaay wala boutique yu mag yi nga xam ne askan wi dana koy jëfandikoo produit yu bari dafa périmé daal di jeex te fekk date bi jeexagul askan wi nag gis ne lu mel loolu dafa war a dakk ndaxte mën na andi ay gàllankoor ci wérgu yaramu askan wi ki gisee nu mel mooy borom kër gi gis ne état bi daf ci war a def taxawaay bu am solo. C'est malheureux que
état bi dafa laisser jouer son rôle. Ñun on est laissé à la merci des commerçants dans tous les plans nag. dañ lay jaay lu bon dañ lay jaay seen prix nu mu leen neexee yooyu yëpp dafa am mais parce que l'état ne joue plus son rôle dina seetlu te dina rafet. waaye fekkee nag ñun ñëpp quête du profit mooy njëkk a nekk sunu leitmotiv te profil boobu nuñ ko mën a amee baax na même au détriment de la santé d'autrui. Dans ce cas c'est grave. keneen na ngi moom lu mu gisee mooy ne date bi rek doyul ngir wane ne produit am na qualité ndaxte des fois dana am ñoo xam ne mën nañu changer date bi def ci seen yeneen i pexe te lu nu mel wóorul benn yoon faaw rek ñu andi ci ay saafara. loolu mën na see rey nit parce que damay jël exemple camion malien yi dañuy andi yem saa ay garab yoo xam ne même date dañ lay jox date boo xam ne dafa gudd te en réalité date boobu nekkul. waaw loolu man dama jàpp ne liggéeyu photo kii bi la état bi la. kon kay moom mu mel ni ne kon ci diwaanu Sénégal am na ay produits yu bari yoo xamante ni périmé na bu yàgg waaye terewul am na ñoo xam ne dañuy taxaw temm ngir wane seeni pexe naka la ñuy def ngir jaay ko ndax contrôle bi ci war am na am déet loolu nag ñi nga xam ne ñoo war a soytu mbir munu mel waa service d'hygiène am na liggéey boo xam ne ñoo ko war a taxawee loolu askan wi yépp di ñaan ndaxte biir moom balaa cee dara dem dañ ko war a seetaat ko. jërëjëf Ousmane Niang ci reportage bu am solo bi dañuy daw rek wutali Daaru Salaam Murit nekk benn gox ca commune bu Wakanguna daanaka jàngalekat ya fa nekkee nag jafe-jafe yu métti la ñuy jànkonteel ngir rek mën a dem ci école yi waaye tamit seen nekkin foofu dafa doy waax li ni mel nag tax na ñoom it ñu ñaax nguur mi rawatina rek ñi nga xam ne ñoo fa féete ñu jàppale leen ñu déglu reportage Momad Seck. nekk jàngalekat ci dëkk àll yi métti lool ñi nga xamante ni ñoo nekk ci Daaru Salaam Murit duñu ko weddi ñoom ñi lee ngir sax ñi yegg ci dëkk bi daañu jégg dex rawatina yeneen jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu fay dundu. charger suñu téléphone yi sax problème la courant bu amul kon jàng élèves yi efficacité bi day des parce que vraiment doo mun a évaluer élèves yi à temps issu vraiment évaluer ñu leen évaluer mënul normal condition d'accès bi dafa jafe. te loolu lu koy waral yëpp yombul pour que nga def reboisement bi nga xam ne war na fi mun am parce que rab yi nu ne lañ fiy jaaree loo jéem a jëmbat essayé nañ ko à maintes reprises mais loo jëmbat le mouvement élèves étudiants yi sax jëmbat nañ fi ñu pense que dina réussir mais vraiment peut-être niveau de conscience populaire da ngay gis ñu ñëw eew seen fas mbala seen mbaam. seen jafe-jafe yi bokk na ci ñàkkum courant ak tamit logement loolee di am sax ay gàllankoor ci seen liggéey. ci jàngale école bi am na ay problème yoo xam ne xaw na bëri parce que amul nit de clôture fenêtre yi gis nga ko ñu ngi yàqu bu ñuy jàngee poussière ba ñu dina rey ay table ba amuñu fi non bureau yi tamit amuñu ko gis nga école boo dem da nga ko fekk drapeau ak ñoom seen affaire yi loolu tam mënuñu ko am. école bi amul clôture loolee waral rab yi di ko jaaree fu nekk dawalkatu jakarta yi tamit ñu fay jaar yenn saa yi sax ñu fay def ay accident loolee waral nag di indi gàllankoor ba tey ci njàng mi. ci daaw ji toog nañ fi sax benn yoon dugg fi rek damm fi benn booy te loolu ñàkk nii de clôture su amoon lii di am lii daal ci la bokk incha allah. ñoom jàngalekat yi coono bu métti la ñuy dund moo tax jamono ji ñuy sàkku nag ci nguur gi wala sax maire bi ñu def lépp nag ngir clôturer leen seen miir boobee waaye tamit ñu am dëkkuwaay bu mucc ayib. lii bi mooy am logement fii nii peut-être bu ñu amee logement fii nii enseignant bi nekk ci classe jàngale élèves bi tamit bu amee logement jaaykat yi mën nañu ñëw fii di jaay bu ñuy jaay ndekk ci école bi donc élèves yi di jënd ndekk bi fii di jàng fii nii waaw. école bu Daaru Salaam Murit ñu samp ko atum 2003 ba léegi moom école bi ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo fa jot a jaar lépp li nga xamante ni moom lañ doon ñaxtu mooy nag dëkkuwaay bu mucc ayib waaye clôture ak i tamit courant. jërëjëf Momad Seck ci reportage bi bari na yenn jàngalekat yu nekkee ci zone rurale yi di dund lu métti loo xamante ne tey ji nguur gi war na leen gëstu rawatina ñi nga xam ne ñoo fa féetal nguur gi ndaxte dañoo sori boo xam ne saa yu ñu wolloo nag ñu bari duñ leen dégg ñu àddu wax ci wàllu xibaaru bitim réew ca RDC Congo nguur ga nag daal na yëkkati mesures ya mu tegoon askan wi rek ngir ñu daal di ñoŋalaate seen liggéey présidentielle France la ñu wax nag boo moytu dina retirer li nga xam ne mooy radical gauche ga te li ñu mel nag soxal élection locale élection présidentielle dina jural jafe-jafe ki nga xam ne rek mooy Christian Taubira moomee dina ko jural ay jafe-jafe wax ci leneen soxal waa Russie ñu ngi xam ne nag ñenn ci troupam yi rek dinañu ñibbi si foofee ci seen réew ñu déglu leeral yi ak Basine Lo.
xibaaru biti réew dañ koy dooree ca réewum Congo foofee nag gouvernement congolais ba daal dinay jël ndogal ni ki altine gi yemoo fukki fan ak ñeent ci weeru février daal di fay dindi couvre-feu bu mu décrété woon ci république démocratique bu Congo ci weeru décembre atum 2020 ngir nag xeex lawaayu coronavirus bi moom nag imposé wul kenn amal li nga xamante ni mooy test Covid 19 bi ci nag ñi nga xamante ni ñooy voyageurs yi li ni mel nag ni ki tey lañ ko daal di fësal ci source bu wóor ci talaata gi fukki fan ak juróom ci weeru février ci li nga xamante ni nag la mbas mi deltoo ginnaaw foofee ca dëkk ba loole nag tax na ñu daal di yëkkati daar couvre-feu bi nga xamante ni amaloon nañ ko ci biir dëkk bi yëpp ba mu des foofee ca province bu sous état bu siège bokk na ci itamit nord bu Kivu ak itamit Ituri li ni mel nag jëwriñ bu ñu dénk wàllu média di Patrick Muyaya di porte-parole bu gouvernement bu congolais bi moo ko daal di xamle. ñu dem ca réewum France foofee nag kii di campagne bu Christian Taubira daal dinañ koy dindi ci parti radical bu gauche bi daal dinañ koy officialiser ni ki démb fukki fan ak ñeent ci weeru février li ni mel nag njiit ba di Guillaume Lacroix moo ko daal di xamle ci ay jiixi jaaxa yi nga xamante ni am na ko ci ki fi nekkoon jëwriñ bu ñu dénkoon wàllu yoon bi nga xamante ni ci jamono ji primature populaire ba ci la bokk nag ci jeexantalu weeru janvier bi ñu weesu moom njiit boobule nag ci parti bu ndaw boobu nga xamante ni moom la jiite woon ci ab janoom ak taskatu xibaar yi moom nag yëkkati na fa ay kaddu yu doy waar waaye nag kenn ci taskatu xibaar yi daal dina koy gàgganti di Guillaume Lacroix moom nag daal dinay retiré wu ci campagne bu ku fi nekkoon garde des sceaux ci parti bu radical gauche bi ci ay waxtu rek daal di weesu nag moom Guillaume Lacroix nag ñi nga xamante ni tabboon nañ leen ci parti radical gauche boobule nag ku ci nekk daal di ngay libre ngir amal say parrainage na nga koo déggee rek waaye kii di Christian Taubira moom nag jàpp na ne daal waruñu ko sax parrainer ci boobule parti ndax carte parti bi sax amu ko. ñu jeexalee xibaaru biti réew foofee ca diggante député yu russe nag daal dinañuy amal ab wote bi nga xamante ni dañ ko jaarale nag ci njiit ba di Vladimir Poutine nag daal di war a reconnaître indépendance bu territoire séparatiste pro-russe yi nga xamante ni ñooy jàmmarloo ak l'armée bu Ukraine ci njàppandalu Moscou nekk ci est bu Ukraine ginnaaw juróom-ñetti at mi ngi nii boobule xeex di am ci diggante ñaari réew yooyu le boobule woote nag jëmale ko ci njiitu réew bu russe nag ngir mu reconnaître li nga xamante ni mooy république bu Donetsk ak république populaire bu Lugansk boobee nga xamante ni sax war na koo jot ci lu yàggul dara li ni mel nag ci ab télégramme la ko njiital bu chambre basse bu parlement bi di Vyacheslav Volodin daal di xamle moom nag mu ngi ko daal di xamle ci ab benn test bu ñu xamante ne ni daal di nañ koy adopté ci plénière bañ doon amal foofe ca Douma. Bassin Lo ñu àddu wax ci tàggat yaram soxal match bi waroon am diggante Sénégal ak Égypte nag dañ ko daal di renvoyé waat ba beneen yoon ñoo ne sax ñi di Lion de basket yi nag dinañ amal seen regroupement soxal coupe du monde basket bu war a am fële ca Philippines ñu déglu leeral yi ak Momar Seck. xabaaru tàggat yaram dañ koy doore ak barrage coupe du monde 2022 match bi naroon dox diggante Sénégal ak Égypte muy nag programme bu njëkk bi dañu ko mujj nag randal buñ sukkandikoo nag ci kii di Abdoulaye Sow moom mi nga xamante ni moom mooy deuxième vice président fédération sénégalaise bu football moom nag nee na ñaari match yooyee nag dañu ko toxal match bu njëkk bi daañu ko amal nag ñaar fukki fan ak juróom foofee sa diwaanu Caire match bu mujj bi ñu amal ko fii ci Sénégal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci stade bu Diamniadio kon nag moom xibaar bi ko xamle ci ab émission bi nga xamante ni mi ngi ko doon def fii ci Sénégal wàllum basketball regroupement équipe nationale bu Sénégal bi daañu ko door naka tey jii ci àllarba ji mu nekk naka préparation boo xamante ni ñeel na coupe du monde ba ñu amalee foofee ci Philippines bu ñu sukkandikoo nag ci communiqué bi nga xamante ni fédération sénégalaise bu basketball joxe na ko kon nag kii di sélectionneur ñaareel bi di nag Pabi Gueye moom nag dina dalal ñi nga xamante ni ñoom ñooy gaynde yi waaye nag gaynde yi nag kon ñu nekk fii ci Sénégal la ndaxte nag nee nañu Boniface Ndong di entraîneur bi ak yeneen joueurs yi nga xamante ñoo nekk ca NBA bi ñoom nag duñu mën a fekkee préparation boobu wàllum làmb combat bu mag bi nar a dox diggante Gouye Gui ak ki nga xamante moom moo di Reug Reug ñu ngi ci waxtal gu mujj gi moom mi nag di Gouye Gui moom nag démb def na li nga xamante ni moom mooy open press am foofee sa Géejawaay askanu bëri ñoo ñëw seetaan ci mbir mi moom Gouye Gui nag nee na amul droit def erreur ngir nag daanu ci kanam Reug Reug li mu bëgg nag mooy jaar ci kaw Reug Reug ndaxte Reug Reug mi fukki at ci làmb ji laalul suuf moom Gouye Gui Seck nag nee na dina def lépp pour daane ko ñu déglu ko mbër booy bu ñu mos mën mu jëlee ci kàddu Seydina Mohamed
defal la bagage fere na la loolu moo tax a jël combat bi ma wàcc Sénégal def 135 kilos bay jub 140 kilos gars yi na ma def ëpp di ko wàññi ba am 125 kon bëgg naa combat bi. beneen xibaar nag mu ñeel wàllum championnat national bu Sénégal ak ki nga xamante ni moom mooy Alioune Badara Fati moom miile moo nekkoon ab joueur local bu demoon ci Coupe d'Afrique ba moom miile nag ginnaaw bi mu ñibbee foofu si diwaanu Ziguinchor kii di nag Ousmane Sonko muy maire bu bees bu Ziguinchor dalal na ko fa ñax koy tamit ci lépp lu jëm si wàllum carrière am. jërëjëf Momar Seck mbokk yi lii moo nekkoon xibaar yu gën a fës ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di leen jox dig daje ba suba incha allah fii si Time for Africa.